jàmm ji info point net informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mu bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bi nga xam ne moo di jàmm ji info. mu mel ni dañuy ñëwaat ba léegi rek ci benn dér bi la ñuy wax gis nañ ki nga xam moo di Alioune Sall nga xamante ni gis nañ li mu def Guédiawaye taxawaayu Guédiawaye gis nañ ko moom it mu nekk beneen mbetteel boo xam ne ci kanamu Ahmed Aïdara mu nekk loo xamante ni Pape dëgg gaa ñi mënoon nañu xam ni Dakar moom benn mënoon nañu xar mën nañu ñàkk fépp surtout base boobu nga xam ne moo di Guédiawaye. waaw sëñ Mountakha nag man je ne suis pas dans le camp du pouvoir man booy wër kuy xeex pouvoir bi man ngay jàppale. ah bon waaw man je suis contre le pouvoir parce que man ànduma ak pouvoir parce que pratique bi ak doxalin bi ñuy doxalee vis-à-vis ak peuple sénégalais bi man gisuma ci sama bopp. honnêtement je suis libre nag. xam nga tey boo xoolee Agnam le maire bi nga xam ne moom mooy Farba Ngom. yëg ci otoom yor ay liyaasu xaalis jël ko di ko sànni ci air bi mais arrogance boobu indiscipline boobu suñ demee ba suñu dirigeants yi di ko def fan la réew mi jëm donc nag pour wax la ne la man dëkkuma Guédiawaye waaye am naa ay mbokk Guédiawaye ndax suma yaay ki mbokkal nday ak baay moom elle est de Guédiawaye. D'accord. Mais surprise bi ma gën a bett ci sama dund. ci élection yi mooy Guédiawaye. mooy Guédiawaye. waaw Guédiawaye moom moo jaaxal ñëpp. Guédiawaye moom sëriñ bi. moo jaaxal ñëpp moom lu ma loolu moom man mënu ma ko imaginer. parce que c'est vrai aussi tamit na doomu Guédiawaye. lu tax mënoo ko imaginer tam. waaw xam nga la ma tax mënu ma ko imaginer quoi qu'on puisse dire aussi ak lu ñu mën a wax ñun ñu dëkk Pikine ñun bu ñu dugg see Guédiawaye man dama naan dëgg nag suñu amoon maire bu mel ni Alioune Sall bu ñu ko mënoon a échanger ak suñu Timbo mële nga xam ne puusul paasul moom ñëpp a ko tane moom Abdoulaye Timbo. donc man bi may dugg Guédiawaye dama ne. ñun waa Pikine bu ñu mënoon a indil Alioune Sall à Pikine jëlal ñu Timbo mii nga xamante ne bii bantu gumbaa ko tane xam nga bantu gumba. waaw déet waay non mais Timbo bantu gumbaa ko tane. non est-ce que tam doole bokk na. parce que non xam nga la moo tax ma ne la bantu gumbaa ko tane. ñu baal ma ci parole bi sax ci ñenn ñi parce que tey aujourd'hui je ne peux pas imaginer nga nekk maire de la ville de Pikine ak Pikine li mu manqué ci infrastructure ak Pikine li mu manqué ci domaine santé Pikine domaine sport Pikine dara doxul yow ñu jox la budget 8 milliards nga ne yaa yee da ngay wane njub de déglu ma mu ne day wane njub jël lu mat 2 milliards xuma 3 milliards ne bon lii moo des ci budget Pikine dama koy delloo trésor public mais kii kan la yab yow maire da ngaa war a vider sa da nga war a vider sa budget ba mu jeex ba ngay dem di lebi loolu lañ xam ci maire mais maire buy desal di wane njub fekk na jubul moo gën a dëng garabu yow. mais tam El Hadj Pape. waaw loolu xanaa ci njub la war a bokk. non man loolu ñoo ñëw ñu ne dépensé naa nangam waaye delloo ma dara. waaw mais xam nga njub gu ñu sàngee mbalaan mu ñuul kuk. waaw. mooy Timbo. ah déet waay. mais suñu dawa du xam nga garabu yow. ah bien sûr. te muy ron nii. waaw xam nga jubul. daa dëng ba boo ko naree jubbanti mu damm. Timbo ko raw. luy sa problème yàgg moom. parce que li nga wax nii déjà waaw lan la. xam nga lu tax man damay doomu. wala da nga dugg Guédiawaye gis Guédiawaye xar kanam gi changé. foofu xëy parce que tamit expérience moom laa lay wax est-ce que bokk na tolluwaay bokk na doole bokk na aussi. waaw xam nga lu tax ñoom ñëpp budget la ñu am. waaw ñoom ñëpp ay maire lañu. am na ay budget prévisionnel yoo xamante ne bi dañ koy am c'est-à-dire que budget bi nga xamante ne bi yow yaa ngi koy yor nga war koo écouler nga war koo vider jox ko doomu Pikine ñu liggéey ci yow defatoo ko doomu Pikine ñëpp di kaas ñëpp di yuuxu nga ne yaa yee budget bi des na lan moo war a des yow boo duggee Pikine a ngi mel ni mbëbës yow nga ne budget bi des na naa ngi koy yóbbu mais au nom de quoi nga koy yóbbu tey aujourd'hui ñun doomu Pikine yi bu ñu duggee Guédiawaye mooy li ma la wax ne la waa Guédiawaye man si j'étais un fils de Guédiawaye honnêtement te àndoog ñoom. waaw man ànduma ak état bi. d'accord man ànduma ak Alioune Sall ànduma ak Timbo ànduma ak Macky Sall mais dama ne. si j'étais un digne fils de Guédiawaye je ne vais jamais sanctionner Alioune Sall. ah bon man El Hadj Pape Thiam man nag loolu man la engagé. mais El Hadj wax bi dina xaw a metti ci yow. waaw parce que tam bu la gars yi gisee. gars yi ne changement la ñu bëgg tey nga ñëw waxaat lii. waaw gars yi lan lañ lay xoolee. waaw mais xam nga changer pour changer baaxul. mais pourtant nag gis nañu Ahmed Aïdara ñëw na. mais xel waaw xam nga Ahmed moom ak président am muy kilifaam sumay xarit lañu. mais man dans l'histoire du politique Sénégal musuma dégg ñu ne Ahmed Aïdara dirigé na benn collectivité locale ci Sénégal tey nag ñu yëkkati lu toll ni ville laa wax
waxuma la commune xam nga mënoon na gagné ay njaarim limaamu laay ak ay Sam Notaire ak waaw yooyu ndawaan yooyu kat mu nekk ci ba nga xam ne am na ndëgër laay ba am ci expérience ba ñu xam ne kii kat bu ñu ko joxee ville bi mu exploité gars yi laa su boobaa doomu Géejawaay yi war nañu mën a yëkkati ville bi dénk ko Ahmed Aïdara mais nag allahu ahlam yàlla rek moo xam dana ko réussir wala du ko réussir ñu ngi koy ñaanal mu réussir ko moom Ahmed Aïdara parce que réussite am mooy réussite doomu Géejawaay réussite Ahmed mooy réussite sénégalais yëpp. mais El Hadj Pape bu la waa Géejawaay déggee dinañ la mere parce que ñoom changement la ñu gis. te bu ñuy dégg dafa mel ni yow ci sa biir wax que ni expérience am doyagu la. waaw honnêtement. xam nga gis nga bu fekkente ni. waaw dañu nekk ci réew moo xamante ne boo waxee dëgg man nag waxuma ne li ma wax mooy dëgg. d'accord. mais ndax man mën naa am sama dëgg mais prouvé na parce que prouvé moo ko indi fii. waaw non xam nga je vous dis quelque chose sëñ Mountakha nga nekk un homme très social proche de ta population nga xam ne lu ñu xewle yaa ngi ci nangam te yow mësoo gérer benn collectivité locale c'est-à-dire que bu gars yi sukkandikoo ci proximité bi nga am ak ñoom ak affinité boobu ak social bi ngay def loolu ça n'a rien à voir ak gérer une ville waxuma la ak un commune kii. d'accord ça n'a rien à voir. d'accord El Hadj Pape bu may dégg dafay mel ni yow daal parcours am doyagu la si dégg-déggin pour moi quoi. honnêtement. El Hadj Pape mu mel ni kon. ñu ngi wéy ba léegi ci jotaay noo ko jàngatee. dañuy dem directement parce que li ñu war a wax bëri na xajul ci jotaay bi. xëy na dinañ tënk ci fin bi. Ziguinchor Abdoulaye Baldé. ci kaw ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko. gis nañ presque mooy kii njëkk ngeen def. déclaration xamal que félicité ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko. que gagné na ko. mais mel ci biir discours am da nga ciy jàngat bu bëri moom Abdoulaye Baldé. comme si que mbir mi dérangé wu ko. noo jàngati leen mel foofu à Ziguinchor. waaw xam nga Abdoulaye Baldé dañu koy félicité xam nga lu tax. moom d'abord dañ koy encouragé aussi di ko félicité. parce que Olof Ndiaye dañuy wax ne teel a nangu. dafay wàññi ay duma. waaw moom il a très bientôt compris que ne Sonko su fa Macky Sall wàccoon Macky Sall. su wàccoon Ziguinchor ak 1000 milliards wala 2000 milliards su ko wàcce woon Ziguinchor Sonko gagné Macky Sall waxuma la nag ay Ablaye Baldé ay. yeneen yow pour yow lan moo def enjeu boobu biir Ziguinchor Sonko. li ko def mooy Ousmane Sonko man aussi dama koy wax man ànduma ak Ousmane Sonko. mais yow booy wax ni gars yi dañuy foog ne moom nga àndal. non man je ne suis pas dans le camp de Ousmane man nekkuma Pastef. nekkoo Pastef. non man nekkuma Pastef déedéet mais je suis dans le camp de l'opposition nag mais c'est-à-dire que adhéré wu ma ci biir parti Pastef vous voyez mais particularité wu Ousmane Sonko. mooy Sonko quoi qu'on puisse dire Sonko dafa réussir lu Senghor réussirul lu Abdou Diouf réussirul lu Ablaye Wade réussirul moo réussir lu Macky Sall réussirul. nga teg ko fan. loolu merci beaucoup fi ma ko teg mooy politique gu Sonko dafa différent ak politique gu gars yi fi jaaroon. je m'explique. bien sûr. amul benn politicien fii ci Sénégal su weesoo pur te pur particularité wu pur mooy ki ko moom c'est un chef religieux pur lu ci ëpp ay taalibe ñoo fa nekk. parce que ñooñu seen sëriñ la ñu nekkal lu sëriñ bi wax balaa bu ko waxee midi. balaa midi 10 minutes ñu exécuté ko loolu bokkul vous voyez mais su weesoo particularité wu bi pur am. Sonko lim fi réussir benn politicien Sénégal mosu ko réussir parce que Sonko rek ngay gis un jeune étudiant boo xamante ne bii boursam baaxul li muy am baaxul daraam stabilul mais Sonko pour nga sol Lacoste Sonko wala t-shirt Sonko su da ngay génne xaalis de. ah bon bien sûr Sonko ay t-shirt am kenn du ko confectionné di ko maye de da ngay volontaire jënd t-shirt Sonko Pastef nga nekk un vrai patriote xam ne affaire bi sunu yëf la duñ ko bàyyi ak Sonko li ci war Sonko pour mu dox moo ñu ci war ñun pour mu dox léegi jeunesse boobu nag Sonko moo inculqué loolu ci seen bopp moo def politique boobu ci seen bopp moo def politique gu affaire bi du war a nekkul benn Sonko mooy décider mooy buur mooy bumi lu xew moom la ñëpp dañ cee war a impliqué ku ci nekk da nga fee war a am sa wàll vous avez un mot à dire. D'accord. loolu nag daf ko réussir. Deuxièmement mooy ni mu créer engouement ba jeunesse bi yëpp gëm ko te joxul benn jeune fukki dërëm loolu aussi c'est quelque chose boo xamante lu extraordinaire la. donc tey aujourd'hui waxuma la Sénégal. mais Afrique dans son ensemble sëriñ bi. gars yi dañoo am éveil de conscience bu nekk ci africains yi loo xam ne la woon na. tey aujourd'hui c'est le peuple africain c'est le peuple sénégalais qui décide. ñoom ñoo jël seen destinée en main. xam ne mbir mi duñ ko bàyyi rek ci loxo ma Samba wala ma Demba mais loxo ñëpp la. waaw lu ñëpp bokk nag.
dañ ciy diisoo. d'accord mu mel ni synthèse bu gàtt rek li ñu dese ci waxtu taxu ko bëri jotaay noo ko jàngatee élection locale yi nga xam ni 2022 yi nga xamante ni 23 janvier gis nañ mu am ay surprise yu bëree bëri yi nga xamante ni daanaka am na ci donc dégg ngeen ak El Hadj Pape Thiam ñu en train di def analyse ci mbir mi El Hadj Pape mu mel ni tam ba léegi xëy na fi ñu tënkaat wax bi gis nañu balaa résultat yi di génni daanaka Yewwi Askan Wi am nañ confiance totale wàcc nañ ci terrain bi xamal nañ ñoo gagné léeg-léeg parfois sax nga gis waa Benno Bokk Yaakaar tam génne bu ñu gisee le cas de Bamba Fall à Médina ak Cheikh Ba mu nekk loo xam ne ñoom ñaar tam ba léegi compliqué na mu mel ni xaw na seere maa gagné wu ma daanaka sax da ngay gis yenn moment que Benno génn nañ malgré nangu nañ fi ñu ñàkk ay défaite am nañ fa défaite mais am na foo xam ne ba léegi d'accord uñ ko noo jàngati li ni mel. li ma koy jàngatal mooy gàcce. ah mais non pour lan. waaw gàcce bu rëy war nga wax ni peut-être d'accord ma ci côté bi. waaw gàcce bu rëy la ndax bu ñu demee ba parti au pouvoir di def ay recours. maa gagné wu ma fii maa fi perte ma fii fee maa ko gagné loolu gàcce la ci état bi. non gàcce la ci pouvoir mais defal nag mais am nga droit. waaw ne lii kat xaw na lëndëm ci man war nañ ma ko leeral. waaw non fii amul lu leer ak lu lëndëm xamul tax urne yi moo définir affaire yi xam nga sëñ Mountakha. waaw boo demee Médina. xam nga lu ñu doon woowee kii Ba comment dirais-je Cheikh Ba xam nga lu ñu ko doon woowee. muy le Messi lañ ko doon woowee. ñenn ñi di ko woowee nga baal ma ci publicité bi ay Orange Money ay Wave parce que su waay loxo bi moo gën a talli raay bi. mais lan la. il a fait beaucoup de social. mais gis nga gars yi nee naa la sànq au début nee naa la gars yi merewuñu Cheikh Ba gars yi merewuñu Alioune Sall gars yi merewuñu Diouf Sarr gars yi ponkal mi la ñu suur muy Macky Sall xam nga dama la koy wax. parce que Macky dafa uuf peuple am uuf njabootam ba pare seetaan leen ak occidentaux yi seetaan leen tey peuple bi di souffrir tey wax naa la ko ci affaire foncier bi ñaata borom kër ñoo souffrir tey ci affaire foncier suufu Sénégal yépp état du Sénégal téye na ko jox ko neex ay doomam toog di souffrir nga yaakaar na loolu sénégalais dinañ ko pardonner Macky Sall duñ ko pardonner nga ñëwati ci affaire denrée première les denrées de première nécessité. tey saako ceeb bi daan jar 18000 francs 16000 tey yokk nañ ko ba 25000 francs tey comment dirais-je aussi góorgóorlu bi nga xamante ne bii dafay tëppal dara am doyul tey nga nar koo jëndaloo benn saako ceeb bu jar 25000 tey location fañ ko bàyyi woon la Macky Sall waxoon ne nañ ko wàññi ndax location cher na gars yi dañ ko doubler tey néeg bu ñu daan fay 25000 tey ñu ngi koy fay 50000. vous voyez Sénégalais yi di souffrir loolu di dund loolu courant bi facture bi gën a yokk ndox mi gën a yokk ah. Jàmm ji info point net informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mu bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di Jàmm ji info point net.